mbokk yi safoo seen télévision ITV nuyu nañ leen bisimilah dellu si leen di leen dalal ci seen émission kenn askan wi ni ñu koy amalee nag ay bés bu nekk dañuy waxtaanee li nga xamante ne mooy xew-xewu jamono tey jii nag ñu jël ci loo xamante ne dafa am solo te xewee ci réew mi muy xeesal nemmeeku nag ne xeesalkat yi day yokk at bu nekk donte sax ay jéego yu mag ñu ngi ko ciy def gis nañ ne at bu nekk dina am ab kuréel bu juddu wala ay kuréel yoo xamante ne boobu ba tey ñi ngi taxaw ci xeex boobee ñuy xeexal bi ñuy amal ci réew mi li muy jur nag ci gàllankoor rawatina ci wàllum wér-gu-yaram bëri na loolu ci wàllum koom gi it am na lu mu ciy laal loolu lépp ñu fas yéene ko faram-fàccee waaye it li ñuy faral di gën a gis mooy produit xeesal yi ci télé yeeg rajo yi la ñu koy jàllale ba ci bëri ci askan wi di ci jot ngir di mun koo jënd ji lan moo ci war a nekk taxawaayu këru taskatu xibaar yi loolu it nekk beneen ponk boo xamante ne ci biir seen émission kenn askan wi dañ ko fas yéene faram-fàccee ñu dalal nag Baye Omar Gueye nag dootuñ ko présenté téléspectateurs yi ndax xam ngeen ko bu baax ci rajo bii di Sud FM moom mooy njiit la monsieur Gueye maa ngi lay nuyu bu baax di la dalal suñu plateau. maa ngi lay fay madame di la remercier ci invitation bi. jërëjëf mi ngoog mbokk yi dañuy daal di xuus rek ci biir waxtaan bi dem seetaani benn élément bi nga xamante ne suñu ndaw Omar Kane defal nañu ko boobu la élément nag ñu ngi ko jagleel xeex bi nga xamante ne ñu ngi koy def ci wàllum xeesal waaye it xayma gi li ci tukkee ci atum ren mi soxna yi nga xamante ne ñooy jëfandikoo xeesal boobu ñu seetaani ko dellu si waat. soo leen di jënd diw pour yaram pour seen jabar wala seen jëkkër seen rakk wala seen mag bu góor wala bu jigéen wala sax pour yéen ci seen bopp def leen ndànk xool leen bu baax composition yi ndax am na luñ ci war a moytu rawatina nag ci dosage bi. molécules yi ñu war a invité mooy ay hydroquinone corticoïdes acide kojique bu ñuy dégg temps yi ak glutathion ak yeneen produits mënuñu leen résumer mais le problème bu am mooy tout le temps nu ñu koy utiliser ak dosage mooy ñaata moo si am parce que molécules yooyu utiliser nañ ko pour faj mais le problème c'est que Sénégal nit yi comme hydroquinone au lieu ñu utiliser maximum 2% dañuy def 30% et produit bi mooy tax day dindi couleur suñu der yi. dosage bu ëpp ci molécules yooyu mën na indi cancer diabète hypertension artérielle yenn dosage yi sax mën a faat ki koy jëfandikoo. molécule yooyu bu duggee ci sa biir yaram xam nga da nga koy def ci sa der mais der bi ak yaram bi ñoo bokk bu duggee day dem attaquer yeneen molécule wala gis ñeneen comme lu may wax nu muy fonctionner chimie bi day gis keneen ku ko neex mu ne damay ànd ak moom te keneen kooku mooy ci foie bi donc mu attaquer foie bi donc tey gisoo dañuy am diabète yu bëri pression artérielle problème yu bëri comme lu ngay wax day dem ci bébé bi tamit bébé yi duñu mën a dund wala ñu kii donc mun na dem ba sax ba indi ay dee. parce que yenn bactéries yi day def ay choc lu ñuy waxee choc septique donc day tax sa cœur bi arrêté. mu mel ni kuréel yi taxaw ngir xeex xeesal mbir mi dafa ëpp seen loxo bu ñu sukkandikoo ci xayma bu ñu amaloon ci atum 2019 taux de prévalence bi mu ngi toll ci 71%. xeesal nekk tey problème santé publique. mi nga ko makan di fàttali ne nag loolu mi ngi xewoon ci ndaje bi nga xamante ne waa jëwriñ gi ñu dénk wàllum wér-gu-yaram di paj gi ak kuréel yu yëngatu ci xeex bi ñuy xeesal bi ñoo ko doon amal nag xayma gi jot faa tukkee ni téeméer boo jël ci ay soxna nekkee ci réewum Sénégal juróom-ñaar fukki yeeg benn dañuy diwu ngir changer seen derub yaram ñu seetaanandoo élément bi ban jàngat nga ci am. waaw jàngat bi mooy li ñuy njëkk maanaam seetlu ci documentaire bi. mooy aspect bu njëkk bi mooy réalité bi maanaam lu am la fii ci Sénégal ñaareel bi mooy ne doon na loo xamante ne tamit luy gaañ askan bi la wane nañ ko ci wàllum wér-gu-yaram wane nañ ko tamit ci wàllum koom-koom mais dinaa ci yokk ci même ci wàllum culture aada ak cosaan yooyu yëpp doon na loo xamante ne lu nu mel dafay maanaam gaañ Sénégal day wàññi doole Sénégal ndax askanam lay wàññi dooleem askanam lay sonnal donc gis nañ ne doon na tamit loo xamante ne dafay wér di dem di law boo xamante ne jéggi na dayoo te couche bi muy laal tamit mooy jigéen ñi mais wane wuñu góor ñi tamit am na góor yoo xamante ne dañuy xeesal donc muy un mal boo xamante ne lu ñu war a xeex la mu jógee Sénégal.
mu xeex bi nag daanaka ñu ci soobu bëri nañ te it xeex bi ba ñu ko dooree yàgg na mais mu mel ne xeex bi amul benn njëriñ ndax boobu ba tey dañu seetlu ne xeesalkat yi dañuy gën a yokku bu njëkkaan ci jigéen ñi rek lañ ko doon gisee comme ni nga ko waxee léegi tey góor ñi dañoo soobu ci mbir mi ndax waruñu changer tamit nañuy xeexee. waaw xëy na mais loolu yëpp étude la laaj il faut ñu évaluer combat bi mais lu am ba am mooy ne bu ñu koy seetlu à la date d'aujourd'hui doon na xeex boo xamante ne fruit bi njëkk bi mooy li mu jur tey ñàkku ne daañ ci dellu si kanam ñaareel bi mooy ne mi ngi law ndaxte du doon xeex bu yomb naa ñi koy jëfandikoo lu tax lan mooy causalité bi lan mooy la tax ñu koy jëfandikoo ak lan lañ ci gis ba koy jëfandikoo ba muy egg ci proportion yoo xamante ne chimiste bi wax na ko doon na loo xamante ne lu leen di gaañ la mais yemul ci ñoom rek même bu ñuy am doom mun na wàll seeni ay doom wante feebar yi nga xamante ne moom lay jur doon na feebar yoo xamante ne yu doy waar la te bu tegoo sa yaram sa ngiiru dund la wax nañ fa mbirum diabète wax nañ fa mbirum hypertension artérielle wax nañ fa mbirum cancer muy doon ñetti xeetu feebar yoo xamante ne bu la dalee sa ngiiru dund la te liñ si ñàkk si ñëg doon na loo xamante ne lu doy waar te bu demee ba dal la maanaam sa pronostic vital sax da nga koy hypothéquer maanaam sa dund si wàllu boppam moom ngay remettre en cause donc loolu rek suñ si yemoon tax na nit ñi mën ko xeex wante xeex bi am na nit yi ñu ngi leen di conscientiser lan la joxagum comme impact il faut que borom xam-xam yi mesurer ko évaluer ko pour ñu mën a xam fan la egg. d'accord mi ngi noonu xeesal bi ak ni nga xamante ne noonu lay gën a lawee saa su ne neem sax ñu ngi ciy def fi jéego waaye nee nañ léegi problème de santé publique la dafa jot nag gouvernement bi daal di dugal loxoom bu baax ci xeex bi. waaw mais loolu je pense que du lu ñuy wax tey yàgg na mais problème de santé publique la raison yi wane nañ ko léegi. raison bu njëkk bi moom mooy ne si anam yu muy laal nit ñi bari nañu 73% taux de prévalence doon na si te ba pare amul benn gox-goxaan boo xamante ne doo dem ba gis ñoo xamante ne duñu xeesal donc mi ngi law mi ngi bari ñëg bi tamit lu muy jural askan bi si wàllum économie bari na te loolu tamit dafay wane rek ne loolu mbirum santé publique la mbirum santé publique nag lenn moo ko mën a xeex li si njëkk mooy volonté politique volonté politique bi suñ ko si ràññee loolu ñàkkul ne loolu dina indi maanaam impact résultat boo xamante ne lii nu mel dinañ ko mën a wàññi su fi jugalee. d'accord yow nga nekk taskatu xibaar soobu it ci xeex bi gis nañ ne tamit bërëb bi nga xamante ne yaa ko jiitee ñoom lu mel ne publicité xeesal yi sax du fa jàll loolu lépp daañu ci dellu si waat gis nañ ne it code de la presse bi ci article 112 day interdire médias yi ñu teg li nga xamante ne mooy publicité boo xamante ne day inciter jigéen ñi wala sénégalais de façon générale à ce que ñuy jëfandikoo xeesal naka nga jàngatee loolu ak fu tolluwaay ak ni nga xamante ne moom la ñuy gisee publicité yi di jàll fu ne. waaw lu ñu da nga évoqué léegi ne fi ngay liggéeyee dañ ko fa tere. du ak man la woon loolu maanaam tradition la. Sud FM ba ma fa ñëwee fekk naa ne dañ ko doon xeex publicité kenn du ko nangu mu fay jàll. gën na law sax publicité. maanaam charlatan yeeg ñi ne dañuy faj yenn feebar yooyu yëpp dañ ko fa mus a tere donc loolu tradition la. wante dañ ko gën a maanaam feddali mooy bi ñu ñëwee xam nga dañu am ay station régionale te tamit xeesal bi si gox-goxaan itam dafa nekk loo xamante ne réalité la donc génne mémo boo xam ne pour fàttali ndaxte liñ naan mbir baax na de temps en temps nga fàttali ko pour nit yi rappelé wu ne li nu mel fii dañ ko fa tere ndax xëy na am na ñu bees ñu ñëw si kër gi xamuñu tamit réglementation bi si wàllu boobu ñu fàttali leen ne leen li nu mel du jàll si kër gi donc loolu gis nañ ne lu ñu rappelé la pour préciser ko ba pare di ko doxal beneen anam bi moom mooy yaa ngi ne sukkandiku si article 112 si loi bi nga xamante ne moo foofu la ñu sukkandiku pour interdire publicité yi naan produit dépigmentant ak message yi tamit dañ ko ci boole. ak produit li ñu naan produit cosmétique yi. donc loolu dafa nekk loo xamante ne dañu rappeler loi rek nit yi dañu fone lu bees la déedéet. dañu rappeler benn loi boo xamante ne CNRA mooy kuréel bii nekk fii di réguler. moom moo sukkandiku ci ay prérogatives am yoo xamante ne dañ ko bind muy ay sartam di moom moo war a veiller. contrôler li nga xamante ne mooy message yooyu
ak publicité yi nga xamante ne yu nu mel la maanaam produit dépigmentant ak produit cosmétique yooyu ñu rappeler ko sukkandiku ci seen ay prérogatives yoo xamante ne ñun ñu fàttali ñu tamit que ci charte presse bi maanaam code de presse bu bees bi gis nañ ne lu nu mel dañ ko ci tere c'est interdit que ñuy jàllale ay messages wala di promouvoir produit yi nga xamante ne produit dépigmentant la donc loolu nag bu ñu la ko rappeler rappel la doon mais yow sa wàllu bopp am na loo xamante ne moom la ñuy dippee responsabilité parce que yow dañu ne que utum xaalis baax na mais la recherche du gain ne doit pas primer sur la volonté d'informer maanaam utum xaalis warul jiitu li nga xamante ne mooy sa vocation mooy jàllale information donc loolu fàttali ko baax na doxal ko moo gën mais tamit dafay fekk ne mu am volonté engagement boo xamante ne si ñii di jiite organe de presse yi ñoom mooy seen première responsabilité pour que ñu mën ko doxal sukkandiku ci loi bi ci de part et d'autre maanaam ci organe de régulation CNRA sukkandiku te ñoom ñooy veiller à la régulation contrôler aussi et au besoin sanctionner léegi nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy organe de presse yi suñu la nee lii kat cahier de charge bi lii daf koy bañ je pense que waruñu ci sax teg baat ndax am nga njott ne doxal ko dina yomb ci bu ñu xoolee ni madame kër yu bëri publicité yi ca ëpp écoutez je pense que la loi c'est la loi nit su respecté wul loi yoon dal ci kawam maintenant forme bi nit ñi mën nañ ci discuter dañu waroon discuter et tout ça waxtaan ci mais je crois que am na loo xamante ne ku mu jaroon sa doom wala mu dal sa ndey wala sa baay doo nangu loo xamante ne ba muy egg ci ay cancer ba muy egg ci ay diabète ba muy egg ci ay hypertension lu koy jur moom mooy lii nga xamante ne ay produits baaxul yow nga koy promouvoir parce que dans la chaîne de responsabilité da nga ci am responsabilité mais bu la loi moo ñu tënk parce que bi ñuy bind loi législateur bi dafa xool xam ne protection bu njëkk mooy protéger askan bi yow tamit bi ngay ne da nga bëgg a doon taskatu xabaar da nga ko bëgg a doon sur la base de la légalité mooy code de la presse bi nga xamante ne moom la ñu teg si la ñu ñëpp tënku moom mooy loi bi nga xamante nag askan bi yëpp si la ñu tënku tamit te ñaar yëpp bu ñu ko doxalee contrôle bi ku si jéggi yoon dal sa kaw ku ci dégg yoon dina dal sa kaw ci noonee nag gannaaw bi nga xamante ne moom Babacar Diagne tey jii daal dinay àddu jëmale ci rappel bi nga xamante ne def na ko gannaaw communiqué bi mu génne woon dellu si waat ci article 112 bi nga xamante ne ci code de la presse bi nga xamante ne ñun ñëpp kuy taskati xibaar ci nga tënku dem nañu seeti yenn kër yoo xamante ne dañuy yëngatu ci wàllum tasum xibaar ñoom it joxe nañ ci seen xalaat ñu daal di seetaani élément bi dellu si waat. publicité doon na luy andi koppar ci rajo yeeg télé yi ci Sénégal. mais ay règles am na ngir contrôler boobule secteur waaye fii ci Sénégal dañuy tere ay publicité yi nga xamante ne day wone ay produits xeesal loi bi koy tere nag mi ngi ci code de la presse ci article 112. loi bi moom man ci li ma xam am na loi boo xam ne ëpp na ay décennies mooy seule loi boo xam ne mës nañ ko jël ci mbirum xeesal amoon na fi donc interdit mais quand même en réalité nekkoon na loi boo xam ne pratiquement kenn mësu ko appliqué au Sénégal. loolu moom lu nu xamoon la ba démb gis nañ circulaire correspondance bi nga xam ne CNRA yónnee na ko organe de presse yi di ci yeesalaat di wax ne loolu lu ñu interdire la bépp organe de presse surtout je dirais support de communication sax boo xam ni soxal na population yi da ngay diffuser produit nga xam ne day jëm ci mbiru taari jigéen waxuma nag loo xam ne xeesal la parce que tamit yu nekk ay organes la yoo xam ne ay sociétés yoo xam ne privé la il faut que ñu am lu mel ni publicité mooy mën a dundal suñu kër yi. fan yi weesu ñu nemmeeku débat ci wàllum xeesal fii ci dëkk bi CNRA di conseil national bi régulé wàllum audiovisuel profité ci loolu ngir rappeler médias yi ñu respecté boobule loi. ci ñun suñu budget dina ci xaw a am tuuti impact parce que produit xeesal yi dañuy indi budget bu baax ci télé bi ak ci rajo bi parce que tout le temps da ngeen gis ni produit xeesal yi ñu ngi publicité te dafay jar waaw moo tax ma ne ci suñu budget dina am lu ci wàññeeku tuuti mais du tere tamit ñun dañuy jaay parce que jaay moo tax ñu nekk fi ñoo tax ñu liggéey fi ñoo tax ñu fiy liggéey bokk
dañuy jaay de toute façon. même si mënuñ wax ni publicité yi dina tax consommateur bi jënd benn produit waaye mënuñ minimiser pouvoir bu mu ci am. xeesal bi ñun ñi nga xam ne ñu ngi yor ay support de communication benn partie rek lañ ci utilisation ni ñu ko mën a wax ci utilisation xeesal ndax balaa ñuy def publicité bi produit bi il faut mu exister ba pare produit bu exister ba pare am na ñu ngi ko destiné am na ay consommateurs. kon nag je pense que bu ñu jógee rek tere publicité bi rek benn partie rek la benn majoritaire man li ma gëm te yaakaar ko mooy dañoo war a gën a def travail de sensibilisation ci couche yi surtout ñi nga xam ne ñooy gën a utiliser xeesal yi. gannaaw CNRA bu mu réitéré interdiction yi médias yi lu ñu war a def mooy respecter boobule loi waaye organe de régulation bi lu mu war a def mooy assurer suivi bi ngir mesure d'interdiction yi ñu mën ko respecter. jaajëfal la bu baax Mamadou Cissokho mi ngoog moom ci suivi bi la daanale suivi bi je pense que balaa ñu ko mën a def foofu rek ñu xool ndax li ñu tënk di loi bi taskatu xibaar yi ñoom dinañ méngoog li nga xamante ne moom la wax d'abord. waaw je pense que il faut ñu comprendre l'esprit et la lettre justement de cette circulaire là nit bu ñu la rappeler dara da ngay xool xam li ñu la rappeler ndax dafa tënku yow sax yi nga xamante ne moom moo la régir. bu nekkee ne loolu am na maanaam adaptation boobu am na loolu gisatuma loo xamante ne war nga ko mën a doxalee lu dul respecté ko alors mi ngi mel ni ñu nekk jungle boo xam ne waaye lu waay neex def bu boobaa jungle la ñu nekkatuñu dans le cadre d'une entreprise une entreprise surtout de presse encore une fois li nga xamante ne moom moo ko njëkk soxal moom mooy informé boobu nag bu ñu wanee ay commerciaux nga xamante ne ñoom seen vocation mooy jaay nekk ci benn entreprise il faut ñu xam tamit dans ci hiérarchisation des valeurs ñu xam lan moo tax entreprise de presse juddu lan moo ko tax muy dox entreprise de presse vocation moom mooy information joxe xibaar boobu tamit léegi dañu ne entreprise la aspect économique bi tam il faut que ñu développer ko d'ailleurs moo tax esprit wu code de la presse bu bees boobu ñu seet waxtaan naka la ñuy tënkee pour ñu viabiliser environnement wu entreprise de presse yooyu ndaxte dëgg la entreprise de presse yooyu dañu précarité bi daf leen gagner mais loolu ñàkkul ne war nañ ci mën a waxtaan pour seet nag yan solution la ñu mën a am mais man li ma jàpp mooy ñii ne oui produits dépigmentants yi dañuy dugal xaalis bu bari mais en réalité ñaata la ba léegi ñoom waxuñu la xaalis bu bari boobu quantifié wuñ ko dañ naan xaalis bu bari rek mais xaalis bu bari ñun ñëpp yor nañu entreprise de presse xam nañ ñaata la maintenant boo xoolee ñene yëpp question d'objectivité la ñene li ngay gagné ak li nga war a def est-ce que responsabilité boobu yow am nga ngay jaay loo xamante ne day jur lu bon ci sa askan donc loolu gis nañ ne du loo xamante ne lu baax la te dugguleet Sénégal bi may fuyete littérature bi gis naa ne Burkina Faso am na benn situation boo xamante ne man moom lay wax toujours genre jurisprudence sax laa ko jàppee parce que dañu toog benn mademoiselle bi ñu naan Abi Camara jékki-jékki dégg ay publicité ci radio télévision burkinabé bi muy dégg publicité bi mu jub affaire bi xam naa ne laal na fenn ci xolam mu porter plainte TNP radio télévision nationale burkinabé TNB bi mu leen porter plainte organe de régulation bi jot plainte boobu ñu dem examiner requête boobu bi ñu examiner requête bi xam nga moom lan la def lan la viser mu ne dafay ternir l'image de la femme donc loolu bi ñu ko okiwee ñu jox ko dëgg bi ñu ko joxee dëgg mesure bi ñu jël mooy dañu suspendre fukk ak ñaari produit yoo xamante ne produit dépigmentant la ba pare ànd ci ay spot yoo xamante ne pour interdire pour wax askan bi ne produit yi du lu baax suñ demee dëkk yu mel noonu doxal lu mel noonu maanaam sanctionner organe bu mel ni télévision nationale burkinabé ñun nag war nañu xoolaat suñu bopp parce que tamit dans le cadre de la réglementation waruñu nangu ñuy jaay askan bi loo xamante ne loolu jaaduwul mënoon askan bi société si mënoon nañ jël produit bi porter plainte bu boobaa organe de diffusion bi daf ci am responsabilité te bu boobaa bu leen yoon joxe dëgg mais organe bi dañuy dal ci kawam il faut ñu xam de quoi il est question ici fii dafa nekk problème mu santé population santé publique santé la population boo xamante ne ñun suñu responsabilité mooy veiller pour bien-être sénégalais yi te mooy informer éduquer
te loolu tamit sensibilisation boobu ñun tam dafa nekk suñu vocation dafa nekk suñu responsabilité. d'accord dindi produit publicité yi ci télé yeeg rajo yi du doon lu yomb ndax yow bokk nga ak ñi ne CNRA dafa war a amal suivi bi ku wàcc yoon ñu delloo ci yoon bu ko jaree sax ñu sanctionné la sax wala tëj entreprise ba. je crois que même avant ñuy egg foofu nit kuy réfléchir normalement laa wax même balaa ñuy egg foofu war nga yow sa bopp nga xool lan moo jaadu ak lan moo jaaduwul. il faut pas que ñu yóbbu nit ñi ba situation extrême yooyu je pense que nit ñi mën nañu waxtaan seen biir. je crois que par la pédagogie et je pense que ça peut être l'objet justement de ce circulaire waxtaan si loo xamante ne mun nañ ko déggoo nangu si mooy ne lii kat nekkul loo xamante ne lu rafet la. bu boobaa mun nañ au premier niveau accepter et je pense qu'il y a beaucoup de responsables d'organes yu génn wax ko. et je pense que ñi nga xamante ne ay commerciaux yi ñu toog waxtaan expliquer leen ñi ko war a def moom mooy seen chef yi nga xamante ne ñoom la ñuy liggéeyal pour wax la ne lii même bu dee da lay jural xaalis nekkul loo xamante ne xaalis boobu xaalis bu jaar si yoon la ndaxte day gaañ askan bi. et je pense que on peut trouver d'autres solutions. mais lii moom je pense que loi bi wax na ko réglé na ko ku jël gi yoon nag yoon am na lu mu wax ci loolu et je pense que ñi jël mesure bi ils sont suffisamment responsables pour faire respecter cette mesure. d'accord xeesal nag c'est tout un processus c'est vrai que këru tas xibaar yi am nañ ci wàll waaye askan wi ci seen bopp am nañ ci wàll léegi tey da ngay gis ay xale yu ndaw ay 12 ans 13 ans 14 ans di diwoo xeesal est-ce que tamit jotul ñu gën a soññ ñi nga xamante ne ñooy waajur yi. waaw xam nga lii dafa wane ne société dañ koy taataan si yu bëri li ne bu nekkee xeesal am na te foog naa ne man communication yu ma fekkee woon ñu sociologue yi wane nañu causalité yi maanaam lu tax nit jug bay xeesal waxe dañu tamit raison yi tax nit yi du ko def mais raison yooyu la ñuy attaquer léegi waxtaan ak nit ñi parce que mbir mi waxtaan la mais dafa am aussi pédagogie nooy waxtaan ñi nga xamante ne dañ koy def il lu si bëri madame ignorance la ñàkk xam la rek liñ naan waaw damay def pour rafet pour kan mais est-ce que jaar na rafet boobu di la jural loraange yoo xamante ne ëllëg xëy na boo ko moytoo di nga garder sa rafet te lii du ko jaar donc je pense que acteurs yi nga xamante ne ñoo koy xeex ñu ngi koy xeex ci anam yoo xamante ne man biñ ko expliquer gis naa ne xanaa kañ lawal ko te presse bi aussi mën na def li nga xamante ne mooy promouvoir message yooyu di xeex lii nu mel et je pense que ñu ngi koy def donc loolu doon na loo xamante ne parce que su eggee fii tey c'est parce que presse bi liggéey na ci liggéey boo xamante ne chiffres yi joxe nañ ko waxe nañu li nga xamante ne loraange lay jur mooy complication inhérente ak li nga xamante ne moom mooy produit yi yooyu je pense que bu ñàkkul ne dinañ continuer mais si kàllaam bi ñu koy waxee est-ce que ñëpp accessible na si ñëpp et je pense que loolu moo ci am solo te ñàkkul ne xam naa ne dinañ xool yan anam yu gën a rafet pour xeex li nu mel. d'accord mi ngoog mbokk yi tey nag ñuy waxtaanee wàllum xeesal ak askan wi ni ñu koy jëfandikoo ndaw ñi waaye it moom beneen ponk bu am solo muy perte de valeur bi léegi joxatuñu gëdd jigéen ndax xeesal bi nga xamante ne ñu ngi koy jëfandikoo retour ñu delluwaat ci suñuy valeur jotul fu mu toll nii. waaw ba dafa nekk système boo xam ne dafa global. jigéen bi est-ce que buy xeesal dafa perdre valeur am waaw wala déet loolu yëpp ça dépend naka ngay jëlee xeex boobu dama leen ne léegi que lu ci bari ignorance la ñàkk xam la xam nga lii dal suñu askan bi lu ci ëpp ñàkk xam la et je pense que am na kenn ku ko doon expliquer ci documentaire bi mu ne même ñiy dugal produit yooyu ci dëkk bi war nañu xool yan mesure la ñu mën a jël pour interdire produit yi di dugg ci dëkk bi donc yooyu yëpp ñàkkul ne lii mooy début xeex bi rek la maanaam mesure bi CNRA loolu mooy prérogative am moom mooy maanaam li nga xamante ne waroon na ko jël na ko ñàkkul ne douane bi tamit dina jël ay mesures pour bañ a produit dugg Sénégal ñii di koy utiliser tamit xëy na dinañ dem ba ci biir bu ñu leen expliquer ñu gis ne dafa am résistance ñu xool ban anam moo gën a rafet mais man gis naa ne lépp ci sensibilisation éducation mesure yoo xamante ne da ngay force nit wala di ko daan gis naa ne man loolu du lu gën li gën mooy indil nit ki wax ko parce que médecin yi li ñuy def nii lu rafet la mais aussi ñëpp ci am wàll
maanaam sociologue bi et je pense que sociologue bi ko doon expliquer keroog def na ko ci anam yoo xamante ne ku ko déglu même les religieux. wane nañ ku ci nekk am nga ci wàll daal xeesal religion daf ko interdire. et je pense que loolu yëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko doon joxe message yooyu joxe nañ ko et bravo justement à l'association bi nga xamante ne moo amoon initiative boo xamante ne toutes les parties étaient représentées. et ñu pare produire ab mémorandum boo xamante ne jox nañ ko jawriñ ji nga xamante ne moom mooy moo nekk mbir moomu di si yëngatu mooy ministre de la santé de l'action sociale. loolu yëpp gis nañu tënk nañu yoon yi ñu aw yëpp war a aw yëpp léegi li si des nag mooy faisabilité bi et ñàkku ne lii lu njëkk la et que xeex bi day continuer en tenant compte si paramètres yëpp. jërëjëf Baye Omar Gueye ma bàyyi la nga tàggoo ak téléspectateurs yi. merci beaucoup donc si invitation bi d'abord. maa ngi fi doog a ñëw mais je trouve que vraiment c'était nécessaire et que ñàkkul ne yeneen occasion dina am su nekkee ne pour maanaam yee askan bi rek. je pense que loolu ku si nekk Sénégal loolu moo la gën a soxal et de ce point de vue bravo pour cette initiative. jërëjëf jaajëfal ko bu baax mu nekkoon suñu gan tey Baye Omar Gueye nekk directeur général bu Sud FM rajo Sud FM nag daanaka ñëpp xam nañ ko ñëpp sax xam nañ ko ci réewum Sénégal jaajëfal leen yéen it mbokk yi di leen jox dig daje ba ëllëg ak jàmm jërë ngeen jëf.